Ibrahima Diong yow it responsable nga ci USL ci responsable diaspora maanaam bu ñuy ubbi tey branche bi nga xam ne moom la ñuy war a installer États-Unis da nga di koo xam ne moo ko war a taxawle ci population yi nga xam ne pratiquement dañ leen di woowee fi Sénégal ay moodu di daw uti lu ñu am indaale ko njaboot gi naka nga fas yéene xalaata liggéey ak ñoom mu woo leen pour ñu ñoo fekk la ci wàllum politique tey nit ñi pratiquement amuñu jot bu bari. nga mbirum moodu dafa nekk loo xam ne sax moodu bu démb ba. mën nañ wax ne bokkul ak bu Modou bu tey bi parce que Modou bu démb li muy def mooy dem liggéey daal di ñëw indi mais boo seetloo léegi Modou yu bees yi ce sont des Modou yoo xam ne mën naa la wax ay Modou intellectuels nañ ñoo xam ne nekkoon nañ ay étudiants fii wala ñu nekkoon ñoo xam ne danoo dem jàngi ji woon nekkaale fa ñëw indi ak seen xam-xam donc ñooñu booy wax ak ñoom da nga leen wax loo xam ne da koy jar parce que Modou bu njëkk ba xëy na da nga naan ko dinaa la yombalal terrain bi wala kër gi wala tabax wala ciment te ñun état. wax dëgg si yàlla moomul Sococim moomul Dangote ñaari Sococim yooyu fi newoon mbirum tabax ak ñoroon Modou mais léegi Modou bu bees bi mooy Modou bu intellectuel bu jàng bi donc li ko ñor mooy maanaam la vie la condition de vie bi yi nga xam ne moom la Sénégalais yi dundee nun ko mën a améliorer maanaam lekk gi nga xam sell na nga xam doy na nga xam aussi yomb na ci askan wi wér-gi-yaram gi boo déggee wér-gi-yaram aussi bon bu ñu waxee wér-gi-yaram lu ci ëpp nag li may wax ci wér-gi-yaram mooy maanaam jigéen ñi boo seetloo jigéen ñi aussi vraiment dañoo nekk ñoo xam ne ay acteurs nañ yoo xam ne war nañ leen a jàppale ci wér-gu-yaram parce que kii gis mbaax kii wasin jigéen ñi ñu jur daal ci gàttal loolu laa la mën a wax te gis nañ ne bu ñu demee maternité hôpital yi baaxul man fii laa mës a gis jigéen boo xam ne day matu yéeg ci taabalu weñ loolu sax metti na ndax weñ wax na ko goo xam ne ak bon liir war faa juddoo ak aussi ni leen di traité yooyu yëpp il faut mu jeex aussi il faut qu'on dise ça au plus gouvernement bi def ci benn pas pour maanaam moderniser loolu jox leen ay salle d'hôpital yoo xam ne yu bakkane la yoo xam ne nit ci la war a tëdd ñi ay doomu aadama neen boo demee bitim réew maanaam hôpitalu rabu àll yi fajee xar yi nag yi ñoo gën suñu hôpitalu nit ñi non dañu wax ne dëgg c'est ça ah boo xoolee mën ngeen xool dem seen Google ngeen dem seen internet yi ngeen xool hôpital vétérinaire yi xool hôpital de Fann Dantec principal yooyu depuis 1960 mi ngi fi avant 1960 sax waa ñu ngi fi woon. d'accord liy prévoir aussi dañuy xam ne ñaari mbir moo am loo xam ne mi ngi ci organisation politique bu Sénégal comme dëkk yëpp on a des ambassadeurs et des consulats wax ji mooy est-ce que ambassadeurs ak consulats actuellement ñi ngi def seen liggéey am na ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur aussi ñi nga xam ne ñooy représenter diaspora bi parce que fal nañ fa ay député ci nguur gu bees gi man de wax dëgg si yàlla gisuguma seen liggéey mais ñun bu ñu toogee de wax dëgg si yàlla dinañ nemmeeku xuma la moodu yi mais étudiants yi nekk bitim réew dinañ leen nemmeeku pour gën leen a ñaax ñu gën a góorgóorlu wax na leen ñu ngi leen di xaar si sunu réew parce que soxla nañ borom xalaat yi aussi ñi nga xam ne comme ni ñu ko waxee dañuy dem yàgg yàlla jël fa seen bakkan yàlla tere yàlla nay yéex mais yàlla nag fu fépp lay wàcc day jël bakkan fu ne donc bu jëlee seen bakkan ni ñuy mën a def ñun déjà buñ ko yëgee sunu ambassadeurs yi buñ ko yëgee dinañ am maanaam ay fonds yoo xam ne dinañ leen dimbali ñu mën leen a jëlal seen néew boobu indil leen ko fii si seen njaboot ñu suul ko suul bu anam ak liggéey ak aussi association sénégalaise yi nekk bitim réew parce que am na fa ay association yoo xam ne ñu ngi dox yooyu jéego mais yoon la consul yi ak ambassadeurs yi jug xam leen jox leen seen i numéro direct bu mbir amee ñu mën leen woo ñu taxaw si parce que sax da ngaa wax koo xam ne bakkanam yàlla da ko faa faat mais am na ñoo xam ne dañuy am problème ak justice bi foofu am problème avocat te xëy na lan leen di tuumaal sax nekkul ñu wéet si te ñun ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy consul yi ñi nga xam ne ñooy ambassadeurs yi yéen nekk foofu ñu yabal leen di leen fay maanaam impôt yi ngeen di fay fii ci Sénégal ñu leen koy fay boole ko seen njaboot sax ñu yóbbaale seen njaboot jox leen ay appartement ay dëkkuwaay jox leen ay passeport diplomatique pour kenn bañ teg leen benn xanaa justice parce que passeport diplomatique kenn du la maanaam prosécuté boo nekkee bitim réew ñooñu ñoo war a jug xool ne diw de am na problème ak justice bi xool avocat bi parce que justice day juum justice su fii day juum justice su bitim réew day juum parce que nit ñi dañ lay tuumaal fekk du yow. waaw sama waa ji dëgg-dëgg maa ngi lay gërëm wax gis nga laaj woowu sax bëggoon naa ci dugg far nga laaj ma ko jërëjëf maanaam naan lekk nga sama xëdd parce que bon nit ki bu fekkee ne na nga fa nekkee ci réew ma du noonu réew mu nekk am nga say charte ñu nit dinañ respecté charte réew yooyu dina leen respecté mais ñoom it dañuy ñaan
ak da leen di imposer aussi ñu respecter suñuy charte réew parce que bu ñuy respecté wul suñuy charte réew lenn mooy am nit ki nga xam ne jàpp na la parce que damay gis ñoo xam ne yoruñu passeport ñu rapatrier ne sénégalais nen man dara wóoruma ci bu ma nekkoon le président nga indil ma kenn ku amul passeport mais ku ma wax ne bokkul sax sa réew yow mi ko indi nit ki bu fekkee nag jàpp nga ko wax nga xam lenn la sénégalais la amul séjour ah wax dëgg sa yàlla te nga ne vraiment bugguma ko sama réew man soxla naa ko parce que j'ai du travail pour lui ou bien pour elle mais nag képp koo xam ne yorul passeport boo ko jàppee bu moo ko indil parce que ça c'est le Sénégal pour les Sénégalais d'abord tey rapatrier que les Sénégalais pas un Guinéen ne mënuñu ko faa yóbbu nañ ko indi Sénégal pour xanaa man may lijjanti ko muy demee xanaa Guinée déedéet dama respecté ay protocole ak yow respecté gal protocole yi nga xam ne moom laa signante ak yow nga respecté ko yow tamit donc avion ku ciy dugg di wàcc ci aéroport passeport nga war a taxawee te samay ambassadeur normalement du ma la dog yàlla bu la dee dog bu fekkee ne da nga ko jàpp wala moom mu nekk ne bëgg na passeport ambassadeur yi ma fa teg ñoom ku fa ñëw ñu defaral la passeport pour nga mën a tukki donc boo ma indilee ku yorul passeport dinaa la ko delloowaat parce que je ne sais pas où il provient où kii il est mënu ma ko identifier du ma dugal ci askan wi loo xam ne xaw ma ko fii dëkk la comme sa kër dafa war a am buntu kuy dugg ñuy xam kan la kuy génn kan ñoo xam kan la. bokk na ci sénégalais de l'extérieur. muy jooy. mooy léeg-léeg ñu bëgg a yar seen i njaboot yarin bi nga xam ne moom lañ ni yaree Sénégal. waaye yarin boobu léeg-léeg mu indi leen ay jafe-jafe ba dëkk yii ñu nekk muy France ba ma dëkk man muy Italie muy Amérique wala muy feneen ñu daal di nangu seen i doom dog mbokk yi ak xale yooyu te pratiquement bu ñu delloo ci vers consulat yi ak ci ambassade yi duñu gis kenn koo xam ne dana leen jooyal parce que dañu naan ci dëkku loi ngeen nekk. alors que ñoom dañu amoon ay valeurs ak ay culture yoo xam ne mënuñ bëggoon inculquer xale yooyu. waaw c'est-à-dire que je vis aux États-Unis dafa am loo xam ne charte la boo xam ne ma nga Amérique nit ku nekk dañoo war a respecter maanaam li nga xam ne mooy sa culture mooy sa valeur mooy sa religion droit la ci yow maanaam droit la nga jaamu sa diine def say valeur moo xam ay xamb ay bois sacré yow yaa ko moom nit ki daf ko war a respecter et les lois américaines vraiment respectent ces droits là fii ci Sénégal aussi c'est un pays de laïcité nit ki dañoo respecter say gëm-gëm ak say culture ak say valeur sama mbokk soose bi ni muy yaree doomam du bokk ñeeño bi ni muy yaree doomam ainsi de suite sama mbokk séeréer bi ni muy yaree doomam vraiment du bokk sama manjaak bi ni muy yaree doomam mais aussi consul yi aussi danoo am léegi ak ambassadeur liggéey boo xam ne dañ cee am wàll fii am na centre culturel français centre culturel américain yoo xam ne seen aada na niy jéem a jàngale fii ak seenum pecc nga am cubain yi di jàngale seen salsa ñun tamit bu nekkee ci France ñun ñëw ne dañoo nangu suñu doom ndax jël leen di jàngal suñuy valeur ak suñuy yariñ te abusé wuñu xale bi nag parce que nag xale bi ak ku jigéen ki ak ku góor ki ils ont des droits li ñuy wax na droit à l'homme c'est droit à la femme c'est droit aussi à l'enfant bu fekkee ne amul benn indice boo xam ne dafa violer droit gone googu maanaam jàpp xale di ko dóor ba yëkkati loo xam ne mën nga ko see gaañ kooku loi mën na ci intervenir mais bu nekkee da nga koy yar pour muy maanaam julli li ngay jullee di déglu musique bi aussi vraiment bàyyi ko mu déglu musique bi nga xam ne mooy rab bi wala mooy leneen di ko làkk olof bi nga xam ne moom nga nàmp ak moom wala soose bi wala joolaa bi ñun ñu ngi nii suñuy doom vraiment dañuy làkk olof man parfois je parle mieux que le wolof que beneen làkkut xanaa nasaraan parce que olof la moo ma neex donc. laaj bu ma lay mujj laaj moo di par exemple sénégalais yi nekk extérieur bari na si ñi nga xam ne seen yaakaar tas na ci Sénégal parce que à plusieurs reprises ñi dañu bëggoon a investir Sénégal léeg-léeg délégation gouvernementale ñu leen di indil ay opérateurs économiques ñii ay terrain la ñuy jënd ñii entreprise la ñuy bëgg bi finalement seen xaalis dañ leen di nax truander leen escroquer leen. ba pare bu ñu delluwaatee ci gouvernement boobu gouvernement bi jël ay responsabilités par rapport ak loolu. waaw loolu am na fii ci cité Sabago yi ne woon fii ci aéroport bi rek. Namora xaw ma ñu toj leen yàggul ñu toxal aéroport bi mais c'est-à-dire que la définition d'un gouvernement d'abord il faut que ñu xam ko un gouvernement son rôle est de protéger ses citoyens et leurs biens bu fekkee ne nag yow man mënootuma protéger far sax ci agresseur bi sama koñ wax dëgg si yàlla nan laa lay wóoloo. pour ñëw nga ne ma kaay ma jaayal la kër dañ koo war a xool ni ñu koy jaayee wala na ñuy waxee nit ki nan lay investir
jarul am kii di ñëw gouvernement bi di ñëw foofu pour wax leen rassembler ambassadeurs yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew seen rôle aussi ci loolu la bokk boo demee ambassade aux États-Unis bu nekk Dakar boo bëggee investir aux États-Unis dina la wax fan nga bëgg a investir secteur bii lii la secteur bii lii la secteur bii lii mooy bénéfice bi lii mooy bénéfice boo bëggee jënd kër aux États-Unis actuellement yow mi mën nga dem ambassade ne ko dama am xaalis dama bëgg a jënd kër dis-toi très bien que les Américains disent que boo amee $1 million tu es le bienvenu chez nous loolu lan lay wax si seen doctrine la bokk seen loi la boo ko amee $1 million tu es le bienvenu tu as de l'argent tu es le bienvenu jëndal kër amul problème da ngay ñëw mu wax la terrain yaa ngi nii fii nañ koy jaayee demal HLM wala demal BHS boo demee neen la gën a teg ci yoon un gouvernement ne doit pas être un opérateur économique li ci gën a gàtt mooy que xool naa télé bi temps yi jamono yi si ginnaaw lamb yi tuddeetuñ ko Coca-Cola ak Marlboro wala ak Pepsi mais lamb yi léegi ministre la leen di tuddee ñooy sponsor yi jàppal tey ji Ligue de France tey ji bu fekkoon ne Ligue de France sponsor bi Macron la moom leen tuddee ligue xanaa match tey bi kon nga xam ne Macron tey lay mujjee wax mais Sénégal ngay dégg ñu ne Macky Sall leen tuddee xanaa guddi xanaa VIP des griots c'est bien beau mais du compagnie du industrie c'est un leader qui doit gérer ou bien diriger le gouvernement et protéger le citoyen c'est son travail uniquement son travail et leur bien